13h40 sunu gan El Malick Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène fas yéene waxtaanal ànd ak yow ci waxtaan wi El Malick Ndiaye yow lañ dénk bànqaas bi wàllu xabaar ak jokkoo ci parti bi di Pastef te Ousmane Sonko jiite ko Ousmane Sonko moom ba njiitu réew mi woote fan yële ñëpp ñi ne ci Sénégal te yaakaar ni war na leen mën talal loxo ci xeex coronavirus gi moom bokkoon na ci ñu wuyu ci palais présidentiel tey ji xeex bi gouvernement bi sumb ci coronavirus gi ci wàllu wér-gu-yaram gi ak matuwaay yi ñu jël yéen waa Pastef nu ngeen koy xayma njëkk bala noo sori ci waxtaan wi. waaw jërëjëf sëñ Babacar di nuyu tamit El Hadj Ndiogou Diène di nuyu mboolem auditeur ak auditrice yu RFM damay tàmbali rek samay kàddu di masawu sénégalais yépp rawatina ñi nga xamante ne ni ñooy gën a yëg coono bi ñi nga xam ne xëy na li ñu naan ay journalier lañ wala ay jaaykat lañ wala hôtelier wala ñi nekk ci secteur yëpp nga xamante ne nii tey yëf yi laal na leen bu baax waaye tamit di masaw bu baax a baax ñi ci diaspora bi coono yi ñu nekk di dundee di jaajëfal bu baax a baax personnel de santé bi nga xam ne tey waneeti nañ seen xarañte ci question bi nga ma laaj nag comme ni ko xëy na ñu bëri defee bi président Macky Sall wootee suñu leader di président Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xam ne wuy ji woon lañ waaye wuy ji boo xamante ne nii bi ñu demee laaj nañ ko ay laaj wax ko suñu xalaat bi ñu génnee tamit wax nañ ak sénégalais yi gis-gis biñ ci am tey ñi ngi nekk di xool par rapport ak lépp loo xam ne waxoon nañ ko fa ak ñi yëf yi di demee ndax méngoo na am déet donc ñuy wax ne rek dañoo nekk di dund loo xamante ne nii su jotee amul benn sénégalais boo xamante ne nii di nga toog sa roq ne man yëf yi concerné wu ma donc ñëpp la concerné maanaam daf nekk loo xamante ne nii di naan xëy na l'union nationale la soxla waaye nag union nationale boobu noonu day ànd ak wax dëgg wax sa xalaat waaye tamit jaakaar ne lii mooy li gën bu ñu ko defee te su ngeen xoolee laata président Macky Sall di woote président Ousmane Sonko defar na benn sortie doon wax ni yi ñu xalaata gum ne cas yu de force majeure yu mel nii wala épidémie wala pandémie su jotee nii la ñu war a doxalee mooy président de la république dafa war a woo toutes les forces vives de la nation ànd ak ay personnel de santé ñu xarañ ak ay conseillers dem seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ci mbir mi ba nga xam ne ñoom dañ ciy am toutes les informations nécessaires waaye tamit mu def ko ak les politiques ak la société civile bref ak les forces vives de la nation su ko defee su boobaa élan de solidarité bi day gën a yaatu et ñëpp dañuy sentir ne associé na li mais ni mbir yi doxee boobu ba léegi ni nguur gi di doxalee ak président Macky Sall jiitu ci ndax méngoo na ak ni war pour yéen. waaw am na ci yu bëree wax dëgg yàlla ñun rafetlu nañu ko bi ñu koy wax président Ousmane Sonko ñu xam ko wax ndax bu yàlla dogalee mu taxawoon ne lii bu amee président Macky Sall dafa war a ak gouvernement am dañu war a tëj frontières yi au moins ak pays yi nga xamante ne nii am nañu foofu épidémie bi mi France mi Italie mi Espagne yàlla dogal tamit ñu tëj ko waaye boo xoolee tamit joxe woon nañ yeneen ne ci wàllum koom-koom bi ak ni ñu koy wutee ak ni ñu fas yéenaa jàppale askan wi te ba mu fa demee tamit waxtaan naak moom ci loolu am na ci nag yoo xamante ne nii doxal nañ ko ñu koy rafetlu askan wi moom lépp loo leen mën di jàppale lu muy tuuti lu ñu rafetlu lay doon donte dañuy jàpp ne xëy na mën na gën a ñoŋ di rafetlu tamit wax dëgg yàlla gestion bi nga xamante ne nii jusqu'ici ci wàllu santé bi personnel santé bi ñu ngi koy gérer crise bi malade yi ak yu ni mel wax dëgg yàlla day dafa nekk loo xamante ne nii ñoom duñu jóg ci di leen jaajëfal waaye tamit loolu su yombee ci ñoom dafa fekk ne askanu Sénégal dañoo wone ak mat ci wàllu yu bëri nangoo soppi seen doxalin nangoo adhéré ci yi nga mesures yi nga xamante ne ni les professionnels de la santé joxe nañu ko te loolu mooy lii mën a tax ñu faagaagal jàngoro ji jëlee ko fi waaye tamit am na ay gàkk-gàkk yoo xamante ne ni wala sax du mën a ay gàkk-gàkk waaye alerté woon nañ ci yëf yi alerte bi nag président Ousmane Sonko wax na
crainte yi ñu amoon ñun waa Pastef Macky Sall bi mu demee wax na ko wax ko xalaatam bi mu génnee tamit wax na ko sénégalais yi mooy lan yu mel nii bu amee xëy na li wolof naan ñi gàmm ak ñi raas dem bokkul dina am tout le temps ay yëf yu ciy rax moo taxoon mu teeloon a wax président Macky Sall ne ko dañuy soxla am un plan détaillé de l'origine des fonds mais surtout un plan détaillé des dépenses. ci wolof. ak waaw maanaam dañuy am maanaam koppar yi nañu koy dajalee dañuy soxla mu am cellaange leer waaye tamit nañu ko fas yéene jëfandikoo dañu war a wan sénégalais yi plan boo xamante ne nii dinañ xam ne lii kat dërëm bu ci nekk fii lay dugg ndax soo xoolee bi ñuy dajale koppar yi sénégalais yu bëree ci joxe seen xaalis ñii dem jox directement ministre de la santé ñii jox ay autorités locales ñii sax jënd ñoom séddaleel seen bopp donc loolu su amee day laaj gestion bi mu nekk benn gestion bu transparente ndax nag li tax mooy dafa am yu fi jot a jaar ay scandale sur scandale ngeen gis ni rapport yi OFNAC IGE Cour des comptes ñoom ñëpp dañoo wane ay scandale yoo xam ne ba fii France daal di xëddal te loolu su amee mooy garde fu amul mooy lu ma mën di def tamit dara duma ci fekk moo tax ñu jàpp ne yu mel nii su amee lenn rek moo mën a tax xel yi dal ba nga xam ne kenn du am dara lu muy njot ñëpp sawar cee jàpp mooy yëf yi leer de A à Z. Président Macky Sall nag waxoon na président Ousmane Sonko que fii ak fan yi néew ministre wala waxtu yi néew ministre yi dinañ génne plan bi ba léegi nag gisaguñ dara li ñuy jot a gisagum mooy yëf yi dafa commencé rek coow li jib ñii naan scandale ci marché yi ñii naan scandale ci transport bi ñii naan wàllu cellange ak même transport bi ak yu ni mel ñëpp li laaj yëf yi leer loolu nag mënoon na ñàkk ndax fi mu ne nii xëy na ku naroon a joxe sax dina tiyaat xaalisam ne man lii kat xaw ma fan la. ceeb bi ñu jëndee ci jenn waay joo xam ni mi ngi fi ci Ndakaaru moom daanaka 18 milliards francs CFA fay nañ ko ci ndax ñaari société nañ jox wàllu ceeb bi ñi ngi wax ni ñoom lépp ci yoon la jaar mooy kilifa yi di waaj a gañe ceeb bi yéen nu ngeen gisee loola. waaw xam nga loolu yëpp rek day dellu ci slide li ñu nga xam ne waxoon nañ ko. ne yëf yi dafa war a leer waaye tamit li taxoon voté wuñu loi d'habilitation bi dafa am solo parce que tey xëy na assemblée nationale mënoon na jouer rôle boobu wala sax loi d'habilitation bi bu leeroon nañ ak plan beeg yëpp leer suñu xel dina dal ne Macky Sall kat li muy doyee loi d'habilitation bi c'est pour plus d'efficacité plus d'efficience maanaam yëf yi gën a gaaw gën a wóor gën a ñoŋ mais gisuñu loolu gisuñu ko ci doxalin gisuñu ko ci mutiiru loi boobu noonu maanaam fi ñu ko doxee donc loolu su amee nag ñuy xëy di dégg ñu ne ceeb bi jox nañ ko ay société kenn xamul ci yan anam gis nañ société yoo xamante ne nii ñoo bokk tur ministère bi nee na ñaari société yi bokkuñ ci leen moom borom société yi génn ne nañ moom ñaar yëpp mais benn bi commencé na 2016 benn bi commencé na septembre 2019 maanaam boobu am na juróom-ñett boo boolee ñoom ñaar ku ci nekk li la jox 9 milliards et quelques ak 8 milliards et quelques waa ji laal na presque 18 milliards loolu nag du ñu bett ndax yàgg na fay am maanaam ci mbirum contrat yeeg luuxóor yeeg yooyu ci anam yépp nag dañuy wax président Macky Sall ñu gaawtu leeral yëf yi jël lépp loo xamante ne nii mbirum koppar bi la ak ni ñu koy doxalee teg ko ci comité boo xamante ne ni li ñuy def yëpp dafa leer et que ministre Mansour Faye na bu mu gérer lu dul opérationnel bi waaye balaa ñu ñëw ci loolu sax ñun dafa am yu bëri yoo xam ne dafa lënt suñu xel ndax ñoom xëy na ci 1 million de sénégalais la ñuy visé waaye 1 million de sénégalais yooyu dañoo jël base de données xëy na li nga xam ne ci la ñuy basé woo pour bourse sociale yi ni RNU bi ñi gis ñu am fa ñoom 588 000 1 million de ménages laa doon wax donc 588 045 ménages am nañ ko foofu soit pratiquement 30% des ménages du Sénégal waaye ñu ni comme dañoo soxla 1 million de ménages donc am na yeneen 411 955 ménages yoo xam ne par ciblage la te soo xoolee ci communiqué ministère bi day wax ne yooyu maanaam danañ xool naka lañ leen di tànnee
maanaam commencé nañ distribuer affaire yi te waxaguñu sax 411 950 ménages yooyu ci yan anam lañ leen di jëlee est-ce que du am ay doublons est-ce que du am yaama neex. dañu wax ne day am ay comités locaux départementaux ba ci quartier yi sax ñoom ñooy xool ñi nga xam te ne ñooy néew di doole yi daal di koy remonter su ko defee ñooñu la ñuy daal di tànn. ana base de données ba kenn xamul ci yan anam la kenn xamul nen lan tànn kenn xamul ndax am nañ 411 000 ménages am déet bala nga naan naam ne fa loolu moom mooy problème bi nga xamante ne nii kenn mënu koo naatable mais ci marché yi tamit soo xoolee ñoom ci yan anam la ñuy joxe Sénégalais yi bourse sociale du par transfert d'argent ndax pour éviter loo xoor yooyu yëpp gënul woon xëy na yanu maanaa ñu ne ku ci nekk liñ la fas yéenaa jox kat nan la ko jox par transfert d'argent lëkkaloog société yi fiy def transfert d'argent nga xam ne xam na leen ak poste bi nga xam ne ñoo ko moom fexe ba ñëpp jot ci ndax xam nga lu tax am na koo xamante ne nii ba mu bàyyee ba pare denc na lu mu dundee at wala juróom benn weer waaye kat ordonnance ya mu am mënu koo fay am koo xamante ne nii moom am na xëy na lu mu dundee ndax benn mbokkam bu nekk Italie yónnee na ko waaye luyaas mu ngi koy am nay arrière loyer donc xëy na loolu moo doon gën a yomb ak efficient ci état bi waaye moo doon gën a jàppandal ci ki nga xam ne moom moo yeyoo loolu ndax soo xoolee li ñu wax ne daanaka dañ ko joxe boo ko calculer presque soriwul 60 000 francs yaakaar naa boo leen ko yónnee woon xëy na dina éviter yi ñuy wax marché ceeb bi dara leeru ci waaye tamit transport bi. transport boobu ginnaaw yow sa xam-xam daa màcc ci wàllu transport logistique xayma giñ ci def daanaka $2 milliards ngir transporter yi fii ci biir Sénégal lu yenu maanaa la ci sa xam-xam am déet. xam nga transport moom dafa am ay coûts logistique moom dafa cher li ñu wax ci ñu koy tuddeeti li ñuy wax ci tonu ceeb yi ñu bëgg a yóbbu yépp dépassé milliards. mën na ko nangu waaye problème bi ci am mooy fa ñuy wax ne dépassé na milliard ak dépassé wul milliard dafa am transporteurs yi taxaw na ñoom pare nañ pour participer ci élan de solidarité bi joxe seen ay oto gratuitement bu boobaa état carburant rek lay jënd waaye léegi man dinañ may ma bàyyi ko fa ne nay de damay fay problème bi foofu lañ njëkk a amee te xam nañ transporteurs yi nekk Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fi am camion yu approprié pour def transport boobu xam nañu ni ñu toll xam nañ seen ay élan parce que li ci ëpp sax ay doomi daara lañ li ci ay sénégalais lañ yu nekk fii tabax seen bâtiment seen entreprise jugee ci zéro ba yegg tey foo xam ne am na ñu ci am 40 camions ñii 50 ñii lu ko ëpp te ñooñu ñëpp bëgg nañ seen réew bëgg boo xamante ne nii bu leen état sollicité avant sax mu leen sollicité ñoom taxaw nañ ne mën nañ ci jàpp donc ñooñu loolu tax joxuñ leen yëfi ñu séddale ko bu séddale bi am donte man li may wax mooy premier choix bi c'était xëy na jox nit ñi xaalis moo doon gën a noppal ñëpp waaye comme fi mu toll nii nee nañ dañuy séddale waaye nañ ko jaaral ci anam yu wóor. léegi nag ci yan anam lañ joxee marché boobu noonu loolu tamit beneen problème la mooy jox nañ ko koo xamante ne nii règlement assemblée nationale sax dëkk tënk que ni xam nga ne kooku warul woon a am marché bi waaye ñii nee nañu homme d'affaires la bu jege nguur gi bu am doole fii bu am doole fii xëy na sax ku déglu sa chronique gu démb mën naa ne tontu ba leer na mënu ma faa waxaat lu ëpp li nga fa wax waaye dafay am solo ñu wax Sénégalais yi que ni nañ xaar ne lii ñëw mën na leen a gën a yéem mën na gën a doy waar. ndax kat ñii dañ ñu koo tàmbal. ci wàllu leeraange président sax yaa ngi koy junj sànq waxoon na daañu taxawal benn comité national pilotage ngir nag muy saytu ak yorin ni wàllum koppar yi di force Covid 19 bi mais gis nañu ba léegi ni dara taxawagul waxoon na sax assemblée dina ci nekk muy opposition bi muy nguur gi waaye tamit société civile ba léegi daal mbir mi taxawagul. waaw ba léegi de dara taxawagul waaye koppar yi moom taxaw na moom bañ commencé koo séddale bañ commencé joxe seen ay marché mooy li ma wax rek. gis nga ñii wolof daf ne kunda bin rey sa baam boo gisee lu ñuul daw ñii dañoo tàmmal loo xamante ne nii yàlla ñun nag comme tout sénégalais comme tout citoyen waxoon nañ ne xëy na ci période bii nga xam ne nit ñi dund ak deelantal xanaa nag dinañ denc seen jëfin yooyu noonu te benn au moins une fois ci seen nguur ñu doxal yëf yi mu leer
moo tax dañ doon am njort bu rafet waaye nag dara duñu ci bett ndax yow ba nga waxee ne da ngay taxawal loolu ak ci anam yi koy defee déjà nga waxoon ne ay waxtu kañ la recevoir woon président Sonko ne ko fekkee waxtu plan détaillé bi dina génn mais ana comité bi pourtant xaalis bi dee ngi circulé ñu naan jox nañ kii nangam jox nañ kii marché bi ak seen ay chiffres yu bokkul saa yu ñu xëyee jox ñu beneen chiffre bu bees te loolu xam ngeen ne tàmmal nañ ñu ko mais booy jox sax marché waaw nga jox ko sax transporteur boo xamante ne nii wax dëgg yàlla am na matériel bu adapté ak li ñu war a transporter mais camion benn du pour transporter ay sac mais pour transporter vrac la vrac nag mooy maanaam clinker bi mooy suuf si mooy gravats yi wala mbalit mi ak lu mu mën di doon. pour loolu est-ce que camion yu adapté ci loolu bëri na ci réew mi. bëri na fi même ndax ki ñuy wax ñu ngi naan al 13 la ci am ak kii xam nga amu ci 100 waaye tey am nañ transporteur yoo xam ne boo ci boolee ñaar rek am nañ 100 te ñoom ñëpp ay plateau la ñu yore ndax lu mel ni ay ceeb ak yooyu soo ko en grande quantité da ngay utiliser ay camion plateau. léegi nag bu lépp weesoo yéen opposition bi yéen kay bi l'Observateur tey sax mi ngi koy junj yéen kenn déggu leen ci joxem xaalis gi ngir jàppale nguur gi mu xeex coronavirus gi yéen waa Pastef fan yële ñu doon wax ni bëgg ngeen ay milliards ngir politique waajal seen bopp xanaa bu jàngoro ji teewee ak ni mel ci àddina ak ni mu duggee ci réew mi sax ngeen def dara waaye defu leen dara yéen a féetewoo wax ji rek daal. sëñ Babacar kenn ku bokk ci yéen woo na ma keroog ma wax ko li ñu def yëpp te xam naa ne xam nga li ñu def yow mais dama la bëgg a wax ne tey xaw ma ko waaw dina la ko wax dama la bëgg a xamal ni bu ñu deful woon sax kenn sañu ñu wax dara ndax xam nga lu tax ñun dañoo nekk parti politique nekk parti d'opposition Sénégalais yi fal nguur gi wóolu leen ñoom ñoo am entière responsabilité gérer crise bi loolu dama bëgg mu leer. mais fii nag askan wi mooy taxaw fii du parti du dara askan wi mooy taxaw état Sénégal mooy taxaw. falaa jëm waaye nag comme yëf yi. amu leen ci Pastef de. xel xalaat am ci Pastef weesuwul comme moo xalaatoon ne président Sonko dina jóg soldat lam dem pale ñëpp gëmuñu ko woon ba ci bés bi mais situation bee ko laaj waaye avant loolu bi yëf yi amee. ban parti ngeen gis ay militants am ñu nekk ci garage yi ak ci marché yi fépp ci Sénégal di sensibiliser di joxe ay produits d'hygiène Pastef ba am sax ñu ñu ci xalaat naan ñu yéen a ngi politique mbir mi Sénégal nag foog nga xam lu ñu bëgg ñun ñu woo suñu ay militants ne leen ñun kat Pastef doxee na amuñu ay koppar yi ñuy pasaree waaye am nañ ay militants yoo xam ne seen niveau d'engagement seen niveau de patriotisme yegg na foo xamante ne nii suñ leen waxee def leen lii ñu def ko gis ngeen fii don de sang ci année bi yépp on a fait que des dons de sang partout nettoyage partout lépp li acte de citoyenneté Pastef mu ngi ci tey nag bi li amee dañoo commencé dem partout di def ay sensibilisation di ànd ak ay médecins en plus di joxe ay produits et tout ba ñu demee ba ne interdire nañ lépp loo xamante ne nii mooy rassemblement contact ñu ne leen léegi nag changer leen seen format de participation. collecté leen seen ay dons collecté leen seen ay koppar waaye dinañ ko jox autorités locales yi. saa yu ngeen gisee. bindoon naa ñii nii di ñëw ils ont mobilisé plus d'1 million yoo xamante ne nii lundi dinañ ko jébbal autorités locales yi. El Malick Ndiaye ñun noonu lañ koy doxalee. jërëjëf nga bokk ci parti Pastef bu Ousmane Sonko yëpp.